li nga xam ne moom mooy parc Hann parc Hann ñu bëri bu ñu waxee parc Hann rek seen xel mu ngi dem ci parc géologique bi. parc Hann dafa am ñaari anam bu njëkk bi mooy mala yi anam bu njëkk bi parc forestier moo fa am donc am na parc forestier am na parc animalier donc loolu bu amee sama première visite comme dama lang ak parc bi ma ne balaa may dem feneen di xool bàyyil ma dem dugg ci biir parc bi pour xool lan moo fa xew le premier constat mooy amul fenn fu ma gis en tout cas parc boo xam ne oto yi dañ koy jaabante non seulement visiteurs yi dañuy ñëw dugg ci biir parc bi mais dañuy traverser parc bi di jaar mu nekk voie de dégagement lañ doon utiliser parc bi nit ñi di si jaar di ci génn di ci dugg. Première mesure le lendemain c'est d'interdire l'accès aux véhicules pour plusieurs raisons. Raison bu njëkk bi mooy parc bi sénégalais yi koy visiter dañoo bëri surtout tout tànk yi boo fa demee par exemple le matin di nga gis ay njaga njaay yu jógee dans les régions ay xale yu ànd ak seeni maître ñëw di def ay visite di def ay camping ci biir parc bi loolu nag àndul ak li nga xam ne moom moo fa xew première chose. La deuxième chose mooy parc bi kenn waru ko bàyyi mu nekk passoire mu nekk parce que am na ñoo xam ne dañuy ñëw di tàggat seen yaram parc bi wax naa sànq y a pas que les visiteurs ñi nga xam ne dañuy xool animaux yi mais y a également ñi nga xam ne il profite ci li nga xam ne moom mooy parc forestier bi ñu siy tàggat seen i yaram donc loolu moo tax ñu jël première mesure ñu ne parc bi amul benn oto bu dootu fa dugg ci biir ñu ngi nag seet naka la ñuy fexee bien sûr avec des calèches parce que on ne peut pas interdire l'accès aux véhicules sans qu'on trouve des moyens yu permettre nit ñi par exemple ñi dugg ci bunt bi ba ci biir ñu am ay moyens yi leen di permettre ñu accès pour ceux qui ont des problèmes de mobilité moo tax ci fan yi néew dinañ fa def ay calèches ay voitures yoo xam ne nit ñi buñ ñëwee dinañ ci dugg ak seeni famille pour que ñu mun a dem visiter parc bi am na nag loo xam ne nit ñi ñu ngi koy véhiculer c'est important ñu qu'on s'arrête là-dessus mooy bi ma ñëwee dégg naa dans les réseaux sociaux gars yi di wax animaux yi fa nekk dañoo xiif nangam ak nangam c'est pas vrai ngeen baal ma ci kàddu gi. mais état yi doy na waar dama lay wax mooy. xam nga booy yar mala dafa am ñaari façon yarin dafa am lu ñuy yaree pour embouche xam ne dañ koy yafal. dafa am loo xam ne dañ koy yar pour yar on n'a pas besoin d'engraisser les animaux dañ leen di jox seen ration yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo fa nekk xam nañ li leen doy ci wàllu ration ci wàllu lekk journalier moom lañ leen di jox. Deuxièmement dañu jàpp ni pour améliorer l'attraction il faut repeupler le parc. On travaille aujourd'hui sur le repeuplement du parc par bien sûr à travers parc bi nga xam ne mu ngi Bandia dañuy jël ay animaux foofu di leen indi pour repeupler parc bi. Deuxièmement il faut que ñu am c'est vrai. privé bi laa xalaat non naa si ñëw parce que il faut aussi ñu def benn clinique vétérinaire boo xam ne mala yi. comme nu ñuy feebaree ñu dem ci clinique di faju pour que ñu mun leen defar suivi bu baax en tout cas ñun am nañu yéene bu baax a baax pour changer li nga xam ne mooy nekkinu parc bi non seulement ci wàllu attraction mais également ci wàllu yorin c'est vrai il faut améliorer la propreté. On est en train de travailler dessus avec le directeur des eaux et forêts chasse et conservation des sols ki nga xam ne moom la ñu dénk parc bi on est en train de travailler et incha allah dinañu fexe ba sénégalais yi wala ñi nekk Dakar wala ñu nekk partout dans les régions du Sénégal
mu nekk benn lieu d'attraction bi nga xam ne dañuy namm ñëw visiter parc bi. beneen mbir mi mooy la gestion par le privé xam nga tey boo seetee réserve de Bandia du état bi moo ko yoree à 100%. on a mis des privés là-bas ñoom ñoo yor réserve de Bandia il y a une convention bi nga xam ne signé nañ ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy le ministère de l'environnement. c'est vrai c'est des pistes peut-être qu'il ne faut pas écarter mais dinañ ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy kilifa pour seet est-ce que mun nañu dénk gestion bi par des privés su fekkente ne mun nañu améliorer yorinu parc bi mais je pense que piste bi ñu jël nii dinañ ci gis bunt parce que aujourd'hui tout le monde est sensibilisé ci wàllu amélioration yi nga xam ne war nañ fa def en partenariat d'ailleurs avec je fais pas de la publicité avec Sonatel ñu ngi war a def li nga xam ne moom la ñuy tuddee musée du parc pour que lépp lu fa xewoon ci at yi nga xam ne weesu na passé na tenu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ak animaux yi fa nekkoon et cetera yooyu yëpp boo ñëwee visiter nga mun a dugg ci li nga xam ne moom mooy musée bi. pour nga mun ko visiter. donc ñu ngi liggéey aujourd'hui ci naka la ñuy fexe ba améliorer l'attractivité parc bi. voilà loolu. ñu ngi ciy liggéey vous avez parfaitement raison. ay piste la yoo xam ne ubbeeku na te incha allah dinañ ci waxtaan ak ñi nga xam ne. voilà avant dernière question environnement bay jàll ci politique am na defe naa ku nekk ci ligne bi depuis sànq. mën nañu ko jël moom nee na dafa tenir à ce que mu bokk ci émission bi ndax ki ñu invité alors man xaw ma lu tax mu bëgg a intervenir est-ce que yëfi environnement daf ko soxal parce que porteur de voix la dañu koy jël muy Pape Diouf waykat Pape Diouf bu Génération Consciente alors Pape Diouf ñu ngi lay nuyu c'est bien d'avoir des artistes yoo xamante ni yenn questions yi daf leen di soxal parce que depuis sànq on parle d'information sensibilisation ak sanction di ñetti ponk yoo xamante ni ay nit yu mel ni moom war nañ ci mën a jàppale askan wi ñun ay way la ñu gën a mën a dégg donc baax na bu dee question environnement buñ ci amee boykat buñ ci mën a wayal ñu mën koo mën a dégg ñu ngi lay nuyu merci ci woote bi Pape Diouf. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu. di leen ziare di nuyu waa Sénégal ak ñu nekk ci diaspora bi seetaan émission QG yëpp maa ngi leen di ziar di leen baalu àq te di leen baal àq ci weer wu sell wi. di ziare aussi communauté mouride bi nga xamante ni tey ñu ngi feete suñu bisu laylatul xadr. di ñaan yàlla nangul nu suñu koor jégal na suñuy bàkkaar. amiin amiin di barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. et di nuyu nag kilifa koo xam ne suma xarit la suma mag la suma référence la suma kilifa la. muy monsieur le ministre Abdou Karim Sall bi nga xamante ni j'ai l'habitude di ko woowee le patron de la banlieue. Pape di la nuyu sama ñaari rakk yi toog foofu. muy sama ñaari rakk. muy Pape Cheikh Diallo. ak Pape Djibril Fall. di sumay ñaari rakku bopp. mu bëgg leen lool. di nuyu aussi suma frère Chérif Mamadou Ndiaye sama doomu bopp Corombaar Ndiaye ñaatam Bijou ak ñi toog ci plateau bi yëpp te mënuma lim seen tur mais maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ñu lay fay. mais Pape tey li tax ma gën a kontaan pour dugg ci émission bi mooy. ki nga invité ndax olof dafa ne bu ñu nee diw baax na ñu ne na fekk mbokk yaa ko wax. dëgg la muy Abdou Karim Sall l'homme social. ndax balaa may wax ci environnement tey ndax environnement c'est vrai que àdduna bi yëpp la soxal. ndax vraiment ku wax environnement ne àdduna. kon je pense que ni tey ki nga invité balaa muy dugg ci point boobu. damay dugg ci jikko ndax bu ñu nee nit ne jikko. Abdou Karim man dama ko jàpp à vie. ndax ku ne xam ne ne waajur mooy léppi àdduna. ku nekk sa waajur nga am. keroog bi suma waajur génne àdduna biñ koy rob moo njëkk ci
levée du corps bi man nii di doomu Baye Cheikh Diouf sax Abdou Karim moomu fa njëkk. ndeysaan. simmi yére DGM. ma fekk ko ci morgue bi ñu àndandoo dugg ci morgue bi mu tiim sama papa génne kaamil alxuraan di ko jàngal Yaasin pendant 30 minutes. macha allah. kon kii maanaam man à vie ku ma marqué la. mu nekk aussi nitu social. Abdou Karim xeebul kenn. dans lii bi mu dëkk rawatina Mbaaw Kër Massar jàpp Pikine ndax tey mënoon na am ndombal tànk fàtte ay dëkkandoo. Abdou Karim boo ko woowee téléphone dina la wuyu su la mënul wuyu bu guddee lu mu guddi guddi dina la rappeler. boo ko yónnee message dina la rappeler. Abdou Karim day sol dàllam di def porte à porte di dem ci population bi di leen nemmeeku. ñi ñuy jox dépense kenn mënu ko compter. li tax ma wax li nag mooy Pape yàlla dama nattoo ma nekk ambassadeur banlieue. te loolu tey maanaam man lu ma war la. mais mission boobu daf ma cay jàppale ak ñeneen ñu mel ni man. te loolu muy def ci social loxo ndeyjooram yëgalu ko loxo càmmoñam. ku feebar bu la boo ko seetee wala mu dégg ko jëf na te yàlla tax. mi ngi def social ci artistes yi mi ngi def social ci cadre yi mi ngi def social ci lutteurs yi mi ngi def social ci sportif yi. mi ngi def social ci ñëpp ci banlieue bi. kon tey buñ ko invité man may nit koo xam ne ku ko naw laa mu marqué ma. sama wareef mooy ma dugg ci plateau bi. dëgg la pour seereel ko loolu. dëgg la. beneen bi ci topp nag. ñun dañuy remercier le président Macky Sall. ci confiance bi mu am ci nitu banlieue bi jëloon ko jël lu toll ni ARTP nga xamante ni poste bu am solo la. mu dénk ko mu liggéey fa liggéey bu mucc ayib. ba tey président kontaan ci liggéeyam jëlaat ko jox ko poste environnement. ndax Pape. bu njëkk ma dañ daan wax naan ay malaria. mais tey àdduna bi chaque année boo xoolee sommet G20 bu amee dañuy wax lu bari ci environnement. et que je pense que bi ñu nekkee xale ñun di jàng. dañu daan jàngal tey garab nañ leen di sàmm gàncax gi ndax ku nekk xam na ne garab kat boo ko jëmbatee maanaam yow nit ki da lay jox oxygène. di récupérer gaz carbonique yow en tant que nit ki ngay noyyi oxygène di génne gaz carbonique di ko jox garab gi kon sàmm gàncax dafa am solo sàmm aussi mala yi dafa am solo et je pense que ni tey maa ngi leen dégg seen waxtaan sànq ngeen naan sanction mais xalaat naa ni ci sama xel mu gàtt nit di nga defar ba yàq mais sama xalaatu bopp pour man sensibilisation la ñu toll. te sensibilisation weesuwul communication. ñu ne kat gàncax gi dañ ko war a sàmm. lan la ñuy jural mala yi dañ ko war a sàmm lan la ñuy jural. naam bi mu ñëwee yàggul mais tey fu mel ni tey parc de Hann nee na mala yi kat ay mala lañ waaye dañ leen war a jox ci respecté leen. comme benn oto waratul dugg ci biir parc bi. kon loolu je pense que ni. lu am solo la. ñun nag en tant que porteur de voix en tant que artiste en tant que ñoo xamante ni tey dañuy gis ay message yoo xamante ni dañ ko war di véhiculer. bu compliqué ci askan wi ñun ñu mën ko woy mu neex ba mën a dugg ci xolu doomu aadama yi comprendre ko le plus rapidement possible. loolu mooy sunu wareef. important et que dama ko doon sax bëgg a defal surprise ndax biñ ko falee ba léegi seetseeguma ko pour ne ko ndokkale. macha allah mais en tant que doomu banlieue. monsieur le ministre force bii ñu la jox xamal ne doo ci wéet ndax am nga ay rak am nga ay xarit am nga ay nawle kon suñu mission ñu nit suñu wàll ci nar wi. mooy dinañu liggéey ak yow. lépp loo xamante ni war nañ ko wax wala ñu woy ko muy communication ngir jàppale la. ci sensibilisation boobu. ba Sénégal xam
gàncax ak mala ban njëriñ lay am ci réew dinañ ko woy dinañ ko wax képp ku ko war a dégg nag dina ko dégg. merci di la remercier bu baax di remercier nag le président Macky Sall qui est mon ami ma fekk ak moom te nëbbu ma ci dara ndax olof dafa ne ragal péete day xañ a wërsëg. très bien ci confiance bi mu am ci yow teg la ci poste bu am doole boobu kon monsieur le ministre yàlla na yàlla oyofal say yoon. très bien ça. di nuyu ñëpp nag Pape Cheikh. ana bébé taaj na xëdd bi. non bébé moom fi mu ne nii moom xam nga na nga ko xamee woon rek. ne ko maa ngi ñëw tey fa lay xëddee. moom daal da koy tegle di ko tegle ba ma ko ne nag doy na nag fi mu ne nii. macha allah macha allah. macha allah non mi ngi lay xaar. jeex na Corombaar Ndiaye du la fa bàyyi. jeex na kon ñu ngi lay gërëm merci Pape kontaan nañu. kontaan nañu monsieur le ministre. donc lii defe naa am na solo des artistes qui yu lay gunge. ci sa combat bi je suis vraiment touché. ci témoignage. bi Pape def. vraiment Pape maa ngi lay sant. maa ngi lay remercier bu baax a baax. lii mooy générosité. Pape ñëpp xam nañ ne icône la. rawatina ci banlieue bi. ñëpp xam nañ ne identité remarquable la. kooku su waxee ne tey dina si jàpp ci li nga xam ne moom la son excellence le président de la république teg sunu loxo dinañ si jàppale yaakaar naa ne am nañu renfort bu am solo. Pape maa ngi lay remercier bu baax fi nga xam ne am na fu mu tàmbale mais amul fu mu yem. yal na la yàlla fayal boppam. amiin amiin je suis très touché. par ce message. bi nga xam ne moom nga délivré léegi. en tout cas jàppal ni man ak yow. yàlla moo ñu boole. macha allah. yal nañu yàlla jàppale. yal na la yàlla jàppale. yal na la yàlla may gudd fan. amiin amiin ba projet yi nga am yëpp. yàlla jàppale la moom ba nga réussir ko. amiin maa ngi lay sant maa ngi sant banlieue bi yëpp. maa ngi sant département de Pikine. à travers mon ami. et frère Pape Diouf. voilà Pape Diouf d'ailleurs ñu ngi koy gërëm bu baax moom déjà mu ngi waaj a tëgg guddi gu mag ñu profité ci joxaale leen information boobu le 13 juillet ci salle boo xamante ni bokk na ci salle yi gën a mag biir New York d'habitude comme ñoom ni ñu ko tuddee big star yi ñoo fay tëgg donc Pape Diouf dina fa tëgg ak génération consciente mu fas yéene sargal jigéenu diaspora bi fas yéene sargal jigéenu Amérique loolu nag le 13 juillet. lay am incha allah ci dëkk bu ñu naan New York ak suñu xarit Birane Sarr nag ku ne xam na taxawaayam ci Pape Diouf ku ne xam na taxawaayam ci bëgg a yëkkati culture sénégalaise bi donc moom ñu ngi koy gërëm bu baax waa New African Production foofu ci New York grand Birane Sarr merci pour tout ce que vous faites pour le Sénégal donc Pape Diouf dina dem fi nga xam ne ni moo di New York le 13 juillet te dina ci àndandoo incha allah ak télévision Futur Média.